yàgg na dóor ma rak bi yàgg naa ko wax góor bu nekkulee war na ko taxaw rek mooy jël intérim bi te gisuma ko bu ñëwee ci côté sécurité bu ma kiisee j'ai été militaire xam naa lu ci xew yàgg na la góor sécurité moo gis ci marché bi du yoon parce que 3 personnes ak 4 personnes laa gis ci marché bi nit day dugg mu ko neexee jëlee mu ko neexee nit day dugg heure boo xam ne normal buy jëlee mu génnee saakam te kenn du ko fuyee kooku j'ai été une remarque. Deuxièmement li may njëkk a wax mooy gis ngeen marché bu mel ah ñu fi nekk ci jaaykat ñi nga xam ne ñoo jëriñoo marché boobu ñoo xam ne dañu koy daw ci marché bi ñu tey ci marché bi ñu jëriñu marché bi te loolu ko xoolaat parce que du yoon nit ñi nekk ci marché bi ñuy fay ñeneen di ñuy fay boole ci ñu war a jaay dañuy jaay ñeneen ñoo di jaay à leur place xool nañ loolu tax lu war noonu. Deuxièmement tool ak yéene defar ngeen ko rafet na jàppukaay bi ngeen def nii si man rafet na ba mënu ma gën a yaatu ma gën a rafet dégg ngeen il n'est pas question tout le temps bu ñu war a gis délégué yi mooy fu ñu war a récupérer gardiennage du yoon waaw saa ñu war a gis délégué yi ñu gis délégué yi ñu war a joxe koy pour gardiennage loolu du yoon délégué yi fay marché bi nekk si situation dañoo war a gis koo war a waxal ko wax moom mais bu fi gën a nekkoo doo gis kenn gisee nga wax marché fu mu toll nii lu waay neex def amul benn règlement si dara waaw mais kon dëgg la góor gi mu wax rafet na am nañu jàmm si ñun parce que ay mbokk rek ñoo fi nekk mais sëñ bi ku nekk sa marché nga xam d'accord ñun am nañu jàmm suñu biir mais jàmm bi mooy jàmm muñ la jàmm muñ bi mooy la da ngay xool nit ki di la tooñ ah nga ne bu waxee te du ko faj da nga dem moment boo xam ne da ngay bëgg a fajal sa bopp yaa ngi la te marché bu dee nit war a fajal boo xam rek du yoon loolu war nga ci taxaw ba rek la loolu nga xam ne kenn bu la fajal boo xam te loolu commencé na ci marché bi gars yi fajal seen bopp par exemple ngeen jégal ma